ñu tàmbali xibaar yi ak téeméer ak fanweer ak benn pèlerinage marial bu Popenguine ci Omelem évêque bu Saint-Louis naqarlu bu baax wolof yi ndongo yi di wax ci classe yi monseigneur Ernest Sambou ni loolu bokk na ci luy lajjaloo élèves yi ci examen yi ñu déglu ko. Des élèves qui innocemment yuy làkk wolof ndax umpale ba ci kuurul école yi. dans la cour de l'école certains professeurs jàngalekat yi di leen expliquer leçon yi ci wolof te waroon ko def ci français. leur cours en wolof plutôt qu'en français. Mais le problème c'est qu'au moment des examens. waaye problème bi mooy bu ñu tolloo ci examen yi sujet yi ñuy jànkonteel ci français yu leer yu baax la ñu koy bind duñ ca xam dara balaa waxtu sax ñu daal di génn ndax xamuñu dara ci li ñu leen bindal. Un bon français qu'ils ne comprennent même pas. Après la distribution des examens. ndax xam nañu ne français la examen yi waaye ci wolof lañ leen koy expliquer. C'est pas le wolof qui est écrit là. Donc ces professeurs les trompent. loolooy seen joote ñoom élèves yi ba ñu bari ci ñoom di def bac ñaari yoon ba ci ñetti yoon. Le bac parfois deux fois, trois fois. mouvement aar li ñu bokk di woote ab mobilisation ngir président Macky Sall leeral lépp lu jëm ci wàllum pétrole ak gaz te Aliou Sall laale si suñu sukkandikoo si xibaar yi nga xamante ni moom la BBC génne fan yi benn pétition naka noonu rassemblement bu mag nañu woote ajuma ji di ñëw ci obélisque ndax ñoom lañuy sàkku transparence lépp leer si fànn booble naka noonu Aliou Sall tekki nombo tànkam caisse des dépôts et consignation. Monsieur le Président ñun moom mooy suñu interlocuteur moom la ñuy waxal ñu jàpp ni bi mu koy def xamoon na ni rakkam ànd na ak kooku di liggéey muy lu ñuy wax conflit d'intérêt ñaar yooyu tax ñu ni ko interpellé nañ ko dossiers yi nañ ko jébbal ña ñu ko war a jébbal mooy yoon ak leneen lu mu mën a doon fii ci biir réew mi ak bitim réew ñu def ci liñ ci war a def. resum kanam borom moo koy fajal boppam Sénégal du réew moo xam ni mii da ngay def rek lu la neex di si génn jëlale nañu ay Aliou Sall wala keneen. ñun li ñuy laaj ëpp na loolu tënk nañu ko imaam wax na ko ci ñeenti poñ yi nga xam ne nii moom la ñu wax. ajjuma bii ñu jëm fii ci Dakar ci région wu Sénégal yi bu soobee yàlla ak ci diaspora bi fépp ñu ngi woo sénégalais yi ñu génn mobiliser wu ñu génn taxaw ba àddina yëpp dégguñu suñu der yàqu na fépp ci àddina bi. ci coow ak pétrole gaz bi nañuy des ba tey ndax mu ngi lëmbee réew mi bu baax a baax ginnaaw ba BBC génnewee reportage bi seetlu bi am na ay taskatu xibaar yu nekk ci réew mi yi ci àddu woon def ci ay gëstu waaye dafa mel ni amul woon coow gu toll ni Issa Sall jiite woon magazine bii di Nouvel Horizon ni concurrence bu doy waar moo war lu nu mel rax ci dolli taskatu xibaar yu fi nekk duñu xóotal seen enquête ndax scoop képp moo leen ñor Cheikh Assane Fall. journalistes yi ci seen bopp ñoom ñoo liirantewul tax na ba ñenn ñi duñu jàllale information bu seen beneen moroom mën a joxe lii de mooy xalaatu Issa Sall moom mii fi nekkoon journaliste ci Nouvel Horizon. mais Sénégal da nga gis koo xam ne dana génne information bu mag moom bu ko waxee benn yoon keneen du ko ci di ci dellu si keneen du jéem a xam sax fu affaire ba soxe ko ak lan moo am ci diggante bi. journaux yëpp bind nañ procédure bi process bi ni mu amee mi nga xam ne mbir moom li bi mu amee ba léegi liñ ci bind. doy na sëkk pour xam nu mu demee. xëccoo gu journaliste yi di def ngir mën a am ay scoop nekk na tamit leneen loo xam ne da leen di yàqal lu bëri. peut-être que li nga dañoo siisante wala dañuy diirante mbagg ba nga xam ne yow li nga wax duñ ko fay daal te loolu tamit ñàkkut am na ci mais buñ bëggee presse bi réussir parce que am na information yoo xam ni kenn waru ko wàcc mu seey. problème mu xaalis gu yenn maison de presse yi am tamit nekk na loo xam ne yombalul benn yoon journaliste yi suñu bëggee def ay investigation. journaux yi dañoo mënta tey parce que souvent da nga war a am ay journalistes yoo xam ne dañuy xaw a am liberté un peu xaw a génn waaye bu dee yow chaque jour ñu demal reportage mais est-ce que da nga am jot pour dem di def ay investigation pour aller au fond des choses. problème mu xaalis dong la ak moyen ak. journaux yoo xam ne tamit dañuy permettre seeni reporters seeni ñuy def wala seen enquêteurs yi ñuy def ay investigation di bind ay livres. booloo doon benn ba ci presse bi benn information bu kenn génnee keneen ki mën koo jël gën koo xóotal nekk na loo xam ne suñ ko defee fii ci mim réew dina mën a jëriñ bu baax presse bi. ñu waxtaanee alam bi xool yan njeexital lay am ci dundin askan bi mu nekk lu ay association
taxaw ngir càmbar lu ni mel Moustapha Gawar Diop doxantu woon na ca plage Yoff ànd ak ñoom ñu teewlu. plage bu Yoff soppi na xar kanam bu baax ndax mbalit mu ne xuus lañu fi nemmeeku loole moo tax waa APEXI di ab kuréel bu nekk ca gox ba taxawee ngir sàmm alam bi gannaaw yàkkuteef yi ñu fa nemmeeku. ñu am ñaari activité principalement bu njëkk bi di séminaire bu ñuy organiser le mercredi 13 juin incha allah à Kër APEXI ñu war si waxtaan sur le plan de gestion intégrée du littoral. beneen activité bi nekk l'activité de nettoiement bi ñu war a def le dimanche 16 incha allah donc ñu bëgg a nettoyer plage bi nettoyer en même temps fond marin bi. ay bés yu néew rek dox ak bëccëg bi ñu jagleel yeesalaat plage waa APEXI tàmbalee soñu ña fa dëkk ngir ñu jël seeni mutuwaay ngir sàmm alam bi. ñun ñëpp Yoff lañ dëkk lii bu baaxee ñëpp la baaxal bu yàqoo ñëpp la yàqul du donc bon éleveurs yi fi ñu war a dimbalee mooy buñ deqee seen géttu xar ñu am fuñ ko yóbbu moo gën ñu di ko indi géej di ko jox saret yi ñu di ko indi géej ku yob sa gravat aussi itam léegi géej rek ngay jubal léegi daal ku yob sa mbalit ku yob sa gravat géej amoo fenn fay xalaat fu dul géej te c'est pas normal. ngir li ni mel dox nag ñu ngi saaku ci kilifa yi ngir ñu jàppale leen ci toppanti projet bi. Et ce que j'ai vu ici, il ne s'agira pas. du ne rek dañu tëral ay mbir yu yees daal di fa yam foog ñu taxawal ay kuréel yu mel ni ay comité de vigilance. Réorganiser l'espace avec une nouvelle utilisation. ñu jëfandikoo dëkkuwaay gi ñu càmbar li ñu soxla defal leen ay projet yokk seen koom-koom. Qui peuvent encore. ndax fii am gi yépp ci géej gi la tegu. Parce que c'est la base et les ressources essentielles pour les villages de Yoff. siège APEXI mu ngi dalal alxamis 13 benn séminaire si nu ñuy mën a toppatoowee littoral bi bu ñu ci noppee dañuy setal plage Yoff le 16 juin. cinéaste rwandais bi di Joël Carkezi mooy lauréat 2019 bu étalon d'or bu Yenenga Miséricorde de la jungle mooy turu film bi boobule film di ñëw ci jaar-jaaru ñaari soldat yu réeroon atum 1998 ca Kivu nekk ci frontière Congo ak Rwanda Soda Jaxumpa. mu jël raw gàdd gu ñu dippee étalon d'or Yenenga bu FESPACO cinéaste rwandais bi di Joël Carkezi moom nag daal dina projeté film bi fii ci réewum Sénégal La Miséricorde de la jungle film boobee nag am solo loolu ci kii di réalisateur bi. La Miséricorde de la jungle c'est. gis nga film bii ci Miséricorde de la jungle nag dafa nekk film boo xam ne dafa ma amaloon loolu solo ndax jungle ci boppam dama ko jàppee woon comme ad nit dama ko jël comme ad nit boo xam ne dafay jouer rôle am ci film bi muy wane ab tukki boo xam ne ñaari nit ñoo ko amal ci biir tukki boobu ñaar ñooñu dañuy jànkonteel ay jafe-jafe yu bëri war a jël ay décision yoo xam ne tamit day am njëriñ loolu yenn saa yi sax day jëm ci mbiru dund ak dee waaye fii ci mujjanteel bi lenn moo ci am solo mooy ñaari ñooñu dinañ mujj xamalante ak seen bopp xam ñoom seen bopp ñoom ñooy kan. Qui aide nos personnages à se découvrir dans ce voyage. amal film bi nu mel doonul lu yomb ndax li mu laaj ci koppar dafa bëri waaye it moyens yi naka noonu producteur bi di ci andi ay leeral. beaucoup de difficultés pour le ay difficultés yu dul jeex la ñu jànkoonteel ngir mën a financer bi le film ndax Joël dafa nekk jeune réalisateur mu ñëw bëgg wax ci benn sujet boo xam ne dafa délicat loolu kon nag financement bi mënul woon yomb moo taxoon sujet bi dafa nekk polémique nga bëgg dugg ci biir ay wax yoo xam ne amoon na fi financer kan yombul woon benn yoon moo tax dañoo mujjee wut ci ay partenaires yu bëri ñu jàppale ñu dogal ci ñoom tamit seen loxo te tamit beneen jafe-jafe amoon na mooy logistique bi ndax film boo xam ne da nga koy def ci biir àll bi mu war a jëm yenn saa yi ay 4 heures du matin fajar teel nga war lijjanti oto ak ñoom seen bon daal xam leen ne film bi yombul woon benn yoon. Des proportions énormes et très difficiles. ñu nekkoon ay ndaw nag yu bëri feesoon dell ci salle bi ki kenn la ci ñoom moom sax ab Rwandais la rafetlu na film bi gannaaw loolu nag am na ay njàngat yu bëri yu mu ci jëlee. film bi neex na ma trop dans le sens où man comme ni ma la ko waxee Rwandais la en même temps sénégalais. lu ci bëri li am ci guerru Rwanda xamuma si lu bëri parce que man fii laa juddoo fii laa jàngee film bu mel nii moom franchement ça nous a fait beaucoup plaisir parce que jàngal nañu lu bëri te li nga xam ne ñun bon dans les livres d'histoire duñ ko ci wax génnu ci donc franchement c'était avec beaucoup de plaisir.
mu nekk ab rescapé bu génocide bi teel a ñàkkit waajuram bu góor Joël Karekesi ne ñàngat li lenn la film bi gannaaw ba mu wone li nga xamante ne moo fi amoon dafa jot nag ndaw yi tey yi bàyyi xel bu baax ne lii jeex na tàkk Afrique bu yees moo fi war a am. fukk ak juróom-ñaareeli édition wu Dakar Fashion Week jeex na samedi bi ñu génn ci benn hôtel nekk fii ci Ndakaaru coiffure maquillage naka noonu essayage bàyyiwun dara ginnaaw ku ci nekk taxaw temm ngir soirée bi mucc ayib ñu ànd ci ak Sofia Ba. ñu ngi ci waaja yu mujj yi fii ci Dakar Fashion Week bi. coiffure maquillage ak styliste yi ñooy liggéeyandoo di jàppalante. organisation bi Adama Paris am na ci mbégte. Les deux défilés sont très très bien passés, belle création. ñaari défilé yi jeex na ci jàmm création yi rafet na kontaan nañ torop tey moom am nañ mbégte bu rëy. Ça va être l'apothéose, il y a des très belles choses donc je suis contente. fukki at a ngi nii madame Diakhaté moo yore lépp li jëm ci mbiru maquillage tey ji am na gëm-gëm lool ci ñi nga xam ni moo leen jàngal liggéey bi. Disons que nous on fait des propositions. ñun daal dañuy def proposition jox ko Adama moom moo xam styliste bu baax moom moo ñuy diriger ci lépp am na fukki at ci ginnaaw man kese maa nekkoon man kese maa doon liggéey léegi am naa fukki maquilleuse ñu ma àndal stress bi day wàcc day wàññeeku ndax am naa yaakaar ci ñoom torop xam nga ñoom ñu former ñoom ñooy tax suñu xel di dal daal. Le fait de former des gens ça nous permet nous aussi de pouvoir nous reposer sur ces gens. mannequin yi lu ñu dund ci Dakar Fashion Week bi fas yéene wuñ ko fàtte mu di expérience bu am solo lool ci seen carrière. kontaan nañ trop ci défilé bi et puis dañuy xam nga ñun mannequin yi dañuy préparer Dakar Fashion Week comme des autres pays et puis voilà. Dakar Fashion Week 2019 fii la jeexee ñu leen di jox dig daje ba déwén ak jàmm. xibaaru bitim réew yi benn ponk la ñombe gu rëy moo am ca Mali juróom-ñeent fukki nit ak juróomu doomu aadama nañu faat ci guddi dimanche jàpp altine ay nit yu gànnaayu ñoo def yooyle ñaawteef massacre bi muy am ci village bu ñuy wax Dogon Sobankou rax si dolli fukk ak juróom nit ñoo réer kenn tegu leen bët ba fuñ toll nii loolu la ministre bi amee wàllum défense xamle ñu leeral ni ñetti téeméeri doomu aadama ñoo nekk ca boobule village si fàttali ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett doomu aadama faat nañ leen rax si dolli téeméer ak fukki nit am nañ si ay gaañu gaañu loolu nekk bilan général bu division des droits de l'homme et de la protection bu mission mbootaay xeet gi nekk ca Mali. ci communiqué bu ñu génnee mission mbootaay xeet gi nekk ca Mali mu ngi naqarlu bu baax a baax yooyu la ñaawteef am foofule mu ngi woo gouvernement bi mu jël ay matukaay yu am solo ngir leeral li nga xamante ni moo fa am yoon teg leen loxo. yooyu la opération jëm ci wàllum kaaraange te MINUSMA di ko amal ca centre du Mali te force de défense et de sécurité yi nga xamante ni ñoo fa nekk taxaw nañ temm ngir aar askan bi. ñu waxtaanee tàggat yaram ci biir xibaar yi final coupe du Sénégal Teungueth FC jël na raw gàddu gi ginnaaw bu mu daanee Union Sportive bu Gorée benn bal ci dara ministre bi amee wàllum tàggat yaram di rafetlu bu baax qualité football bi ci amoon naka noonu ñëw na tamit ci chantier yi nga xamante ni moo ñor nguur gi jëm ci wàllum tàggat yaram ñu teewlu Maxtaar Ba ci micro Malick Thiandoum. waaw mbégte la ñu ci am parce que li ñu fekk tey tax na ku nekk bëgg a bokk ci sport. parce que jongante dafa ànd ak gagné wala nga ñàkk te gis nañ ne xale yi muy Teungueth FC muy Gorée xeex nañu ba sonn waaye yàlla jox na ndam Teungueth FC Gorée nangu ko ñuy gërëm bu baax autorité administrative bu Thiès yi autorité politique le maire le préfet le président de la fédération ak kuréel gi mu àndal ci liggéey bu baax bi ñuy def ci réew mi ci wàllu tàggat yaram surtout football. tey nag suñu gisee li ñu fubal ci wàllu technique ak niveau bi mënuñoo fàtte li président Macky Sall gis-gisam ci wàllu tàggat yaram. defaraat nañ stade Ngalandou Diouf Teungueth FC nga xam ne def na juróom-ñaari at presque fubalewul Rufisque di fa recevoir gis nañu lim leen andil tey gagné nañu coupe bi wax nga at yi nga xam ne toog nañ ko jëluñu ko tey jëlaat nañu ko
gis nañ niveau bi loolooy wan ne li président gis ci wàllu tàggat yaram mooy Blanca mën na def tàggat yaram bu wër da ngay am foo ko defee moo tax ñu nekk ci combat boobu métti na boo amee héritage bu lourd dana jël temps waaye leer nañ jéego yi ñu teg bu ñuy continuer li ñu bëgg ci tàggat yaram Sénégal dinañu ko am. tàggat yaram nañuy dese ni waxtaanee Coupe d'Afrique des Nations bi Égypte nara dalal fan yi di ñëw boobule compétition nag ñaar fukki équipe ak ñeent nañ si xaaral ni CAN bu ren bi nag dina am ay coppite yu am solo ndax bi mooy bu njëkk Coupe d'Afrique di dalal ñaar fukki équipe ak ñeent ndax yi weesu rek fukki équipe ak juróom benn képp la doon dalal leeral yi ak Maimouna Diallo. ci taarixu Coupe d'Afrique des Nations fanweer ak juróom-ñeenti édition bii nii ñu toll dina des ci xel yi ak xalaat yi ndax bi mooy bu njëkk ñaar fukk ak ñeenti équipe di ci bokk te at yi weesu yi fukk ak juróom benn kot lañ daan nekk décision boobu nag kaka yeesal mooy président wu CAF Ahmad loolu tax ba juróomi réew yu mel ni Madagascar Mauritanie Burundi Bénin wala Tanzanie daal di nar a bokk ci seen kan bu njëkk Égypte réew mi nar a dalal kan bi bokk na ci ñi ñu yaakaar ne mën na gañewaat trophée bi ña demoon ci coupe du monde ba weesu ca Russie muy Sénégal Tunisie Maroc ak Nigéria ñoom it bokk nañu ci favori yi Sénégal fukki at ak juróom-ñaar ginnaaw final ba ñu ñàkkoon 2002 ca Mali ñu bëri yaakaar ne gaynde yi mën nañu jëli ji ndam li réewum Nigéria moom ba mu gëjee ñëw ci kan bi mat na juróom benn at ginnaaw ñooñu nga xam ne ñoom ñooy favori yi nit ñi gën a jàpp juróom yooyu nag ku leen lim ba pare di nga teg Cameroun seen wet ndax kan bu mujj bi ñoom ñoo ko gagné woon Côte d'Ivoire am na équipe bu baax Algérie itam li ni mel waaye li ñëpp seetlu mooy kan bii nii ren ñaar fukk ak ñeenti équipe ñoo ciy participer waaye teewul am na réew yu tàmmoon di ñëw ren kenn du leen gis ka ca jiitu mooy Gabon ki ci topp mooy Togo ak dëkk bi ñuy wax Burkina Faso. Coupe d'Afrique des Nations bii nag danañ ko amal ci juróom benn stade foofu ca Égypte ñetti stade yi gën a mag ñoom ñoo nga féetee ci Caire ca capitale ba yeneen stade yi ñoo ngi féetee ci gox yu ñuy wax Alexandrie Suez ak Ismailia compétition ba nag équipe ba ko nar a gagné sooy ñibbi da nga ñibbeek enveloppe bu am $ñeenti millions ci ay dollars. mu nekkoon lu fi gënoon ruus ci xibaar yi ñu leen di gërëm bu baax di leen sant ma bàyyi la nekk xibaar météo yi ak Sofia Ba. asalaamaaleykum ñu ngi leen di dalal ci seen bulletin météo bu talaata fukki fan ak benn ci weeru juin 2019 tàngaay bi dinañ ko nemmeeku ci biir dëkk bi dina gën a tàng ci dëkk yu féete bët gànnaar ak penku bi feexaay bi dinañ ko xaw a nemmeeku ci dëkk yu féete bët saalum léegi ñu jublu ci température dëkk yi 27 degrés ci Dakar 38 degrés ci Diourbel 34 degrés fële ci Ziguinchor 38 degrés ci Kaffrine 37 degrés ci Kaolack 34 degrés ci Kédougou 39 degrés ci Tambacounda 34 degrés ci Louga 42 degrés ci Matam 28 degrés ci Saint-Louis 36 degrés ci Sédhiou 39 degrés ci Kolda 34 degrés ci Thiès ak 32 degrés fële ci Fatick. ñu ngi leen di gërëm ba suba ak jàmm.